juróom-ñaari waxtu toftal na fanweeri simili mbokk yeeg xarit yi ñu seetaan dal leen jàmm ci xibaaru marax yi li ciy gën a fës mbiram Aminata Touré ak coow wala boog kàddu yi mu yëkkati jëm la ko ci alal ji nga xamante ne si dañu koo dajale nee na muy dabu alal ji ñëpp bokk ñu gënoon ko xam ci traque des biens mal acquis soxna si la mu xamle mooy nguurug Sénégal wala boog ñu doon liggéey ba am na luñ ci dajale toll ci ñaari téeméer ci sunuy milliards loolee nag indi coow way politique at na ci ku ci mel ni Déthié Fall la mu gis rek mooy fi mu ne nii jot na nag ñooñ doon topp alal ji ñëpp bokk warees na leen a topp fi mu ne nii ñeneen ña féete itam ak nguur ga am na leneen luñ ca wax li nga xamante ne si moom lañ ci wax ci kanam tuut daañ ko faram fàcce ci xibaaru marax yi ak gëstu bi nga xamante ne si moom la ci Mame Birame Diouf ak Alhassane Ba def ca yooyu jamono mbokk yi élèves maîtres yi génn atum 2013 di sàkku ñu fësal décret bi aju ci seenu liggéey lañu xamle nag ñoo jot na ñu jël leen ci fonction publique bi ba noppi itam jox leen la ñu leen ameel ñeneen di sàkku lu ñu leen ameel seen lim toll ci téeméer ak fukk ak juróom-ñett ñu yëngatu ci wàllum wér-gu-yaram ca diwaanu Ndukkumaan nee ñu juróom benn weer a ngi ñi tàllaluñ seen loxo ña leen jiite jox leen seen i koppar loolee la ñu ñaawlu ba fa ñaawlu yam ci seen daje ak taskatum xibaar yi aada ak cosaan daanu jàll ba ca diwaanu Njàmbur foofee ibbi nañ fa fes nag ak Thierno Fall mañ jot fa teewal ci teewaayu jëwriñ bi ñu dénk wàllum aada ak cosaan di Abdou Latif Coulibaly mbokk yi ponk yangook ngeen taxee lu ñu faram fàccee. bismillah ziaraat leen ci aljuma ji xibaaru marax yi nanu ko junjee la ñu koy doore ak kaddu yi Aminata Touré mu jëm nag ci koppar yoo xam ne dañu ko foqatee ci ñu doon luubal alal ji ñëpp bokk loolee nag way politique yi at nañ ci ku ci mel ni député bi di Déthié Fall fare ci parti bu réew mi bu Idrissa Seck la mu xamle nag mooy fi mu ne nii warees na door bu ñi nga xamante ne si daal wala bokk topp leen ñoom ñu doon liggéey boobu maanaam di topp ñi nga xam ne nee ñu dañoo njoxt ne dañoo jël alal ji ñëpp bokk waaye bu nu sukkandikoo ci beneen député mu fare ci majorité Alioune Badara Diouf lay wuyoo nee na nag jarul ñu yàkkamti ndax lépp daañu ko def ba mu leer nañ Alhassane Ba ak Mouhamed Dieng ñooñu ci defal gëstu. laaj wi mu samp mu ngi ko jagleel njiitalu gouvernement bu woon Aminata Touré moom mi la sax joxe xabaar yi lu ëpp ñaar téeméeri milliards ci suñu koppar ñu jot a dajale li jëm ci traque des biens mal acquis ba léegi nag mu gis ne amut benn loi de finances rectificative bi justifié fonds yooyu le mu wax ñu montant bu nekk ban mooy référence loi de finances rectificative bi waroon a tax ñu mën ko dugal ci keesu état yi question bu simple la bu fekkee loolu amul que montant yooyu yëpp jaaru ni fi mu war jaaree ça veut dire que ni montant yooyu dafa dem servir yi beneen kees kooku ban kees la parce que man li ma ci xam mooy ñaar daal def na l'objet loi de finances rectificative muy kaawu DP World ak kaawu monsieur Jaber. kii di Alioune Badara Diouf gis ne jarut yàkkamti ndax lépp dana leer. tey jii ñi ngi ci fin d'année 2017 ñi ngi dugg 2018 je pense que ne jarul yàkkamti lépp loo xamante ne xaalis la bu ñu war a dépenser bu bokkul ci budget réew mi di nga gis ne danañu dellu ci dugal ko def ko loi de finances rectificative. ab commission d'enquête parlementaire war nañ ko taxawal bu fekkente ne andiwuñu ay leeral ci mbir yi ni mel président bu assemblée nationale bu ko ci interpellé moom mi la Déthié Fall. bu ko mënul répondre nag ça voudra dire que tey jii nii jot na pour ñu engager traqueurs yi ñu doon toppee jot na tey ñu topp leen pour wax leen xaalis boobu fan la dugg et ci loolu damay inviter assemblée nationale inviter le président de l'assemblée nationale pour que ñu teg rapidement benn commission d'enquête parlementaire au moins pour leeral sénégalais yi. en tout cas ñun li ñu xam mooy 2016 am na ay loi de finances rectificative yoo xamante ne ni ci traque des biens mal acquis la jóge woon ba dugal nañ ko vraiment dans ci kopparu réew mi n'est-ce pas ba ñu commencé di ko utiliser. maintenant li nga xamante ne nag moo jëm ci loi de finances loi de finances rectificative 2018 ñi ngi xaar ñoom nag ñoo am prérogative bi mu yàgg ak mu gaaw de toute façon fii duñ fi utiliser xaalis boo xamante ne ni jaarale wuñ ko assemblée nationale. xabaar yu mujj yu judd nag ci révélation bu Aminata Touré def mooy génnub avocat nguur gi ci mbiru traque des biens mal acquis mi sàkku ñu fay leen seen honoraire ci koppar ji nga xamante ni wax na ko.
Alhassane Ba koppar yooyu soxna Aminata Touré tudd mu tukkee ci nag dabu alal ji ñëpp bokk ku ci mel ni Fambaye Ndoye bokk ci comité directeur bu parti démocratique sénégalais la mu gis mooy ki fi nekkoon ay jamono jëwriñ bi ñu dénk wàllum yoon ak yoonal dafa mel ni daal dafa dooleem dafay xaw a wàññeeku ci làngu politique gi loolee dong la moo tax muy wax ak dabu ku ci mel ni ki bokk ci APR di Lamine Bara Gaye nee na moom li soxna si wax da koo gëm ndax bu ci amuloon ni du junj lu ni mel Mame Biram Diouf Mohamed Dieng. noonu la Fambaye Ndoye jàppee kaddu yi Aminata Touré yëkkati xam le ni état bi 200 milliards dajale na ko ci lu jëm ci traque des biens mal acquis jàpp ni kon ki fi doonoon premier ministre bëggul leen lu dul defarwaat ci mbirum politique waaye it jox sens li di traque des biens mal acquis. yàlla dafa def mu occupé ay fonctions yu mag ci suñu état ñun daal ñu bëggoon koy gis en posture de femme d'état digne de ce nom dañuy xalaat ni rek. comme que moom dafa occupé woon poste di wax cadence far mu am décadence politique boo xam ne kenn mësu ko gis jóge ci premier ministre ba dellu ci ay fonctions yoo xam ne sax. kii di Lamine Bara Gaye moom nag àndul benn yoon ci kaddu yi nga xam ni kon moom la membre comité directeur bu PDS bi yëkkati. lu leer mënut a weesu wax ne gouvernement bi jëlee na ci Karim Wade lu mat juróom-ñetti milliards loolu la wax ci Abbas Jaber lu mat juróomi milliards. ci appartement yi Eden Rock 4,5 milliards et cetera et cetera moom def na déclaration wax montant bu mag bi waa PDS yi ne ko loolu yenuwul maanaam mu génne ab détail wax leen chiffre par chiffre domaine bu nekk la fa état bi jëlee mais loolu nag yaakaar naa ne débat bi mën naa continuer bu fekkee ne ñoom bëggaan nañ yeneen clarification nañu accepter débattre ak madame Mimi Touré. tey buñ nee recouvrer nañ 200 milliards ñu dégg avocat état bi nga xam ne ñoom la ñu digoon 20% ci somme bu ñu recouvrer je pense que waroon nañoo gis tey ñooñu ñu jox leen seen 20% mooy 40 milliards te ñoom jotuñu dërëm donc recouvrer wuñu dërëm li ñuy fomenter di ko falsifier mooy ay recouvrement yoo xam ne dañ koo def au niveau du port ak au niveau de Jaber nga xam ni c'est normal dans la continuité de l'État ñooñu société yooyu tôt ou tard dañ doon fay loolu donc loolu mënu ko jël comptabiliser ko. ku gis ni réew mi di doxee xam ni kon régime bu fi nekk yor na bu baax mbir yi kon ñoom newuñ ci ay calcul politicien doon lu mu ci yokk. décision bi président jëloon pour que ñu def traque bien mal acquis taxawal na gouvernement bi te gouvernement bi liggéey na ci te jàpp naa ne kenn mënul comparer gouvernement Abdoulaye Wade ci 2000 ak 2012 ci ni ñu doon pasaree xaalisu réew mi ñooñu xam nañ ne bi Macky Sall toogee ak léegi quand même loolu dakk na. traque des biens mal acquis kon ñu lancé ko ci ba Macky Sall ñëwee ci pouvoir mu doon loo xam ne nag ba jamono ji doyul benn yoon ci nañu koy defee ni di ku jégi. Mame Biram Diouf dabu alal ji ñëpp bokk bu ñu defee ab taxaw seetlu andi na fi coow loolu nag ni ñu ko waxee ñu ngi ko tàmbali bi président Macky Sall toogee ci bopp réew mi maître Ousmane Seye def na ci ab taxaw seetlu def itam bilan ak mbir maak na mu ko gisee Cheikh Tidiane Dione lañ ci àndal ak Diafara Ba. depuis wóor wax ay BD ñooñu kenn mosu leen yóbbu tribunal donc xaalis boobu nga xam ne jox nañ ko état bi mun nañu wax ne bokkul ci traque des biens mal acquis. kon nag opinion bi noonu la ko gisee. kon mbir mi leer na nekkul ne xaalis boobu rek ñuy tudd dafa tukkee ci xaalis bi ñu ne dafa jógee ci bien mal acquis yi maître Seydi ci jokk ne ku nekk ak sa gis-gis ci mbir mi. madame Aminata Touré bu waxee loolu wax na lu mu xam war na ko wax aussi ndax nit la koo xam ne bi ñuy def politique boobu moom moo nekkoon ministre de la justice mun nañu wax de sax moo ko initié jóge ca nekk premier ministre nekk tey envoyé spécial du chef de l'État donc domaine am la am na ci légitimité mun na ci wax war na ci wax mais bi ma ko jàngatee li muy wax je crois que coow li fi muy jógee mooy naka lañ xayma li nga xam ne dugg na ci li ñuy wax naan keesu état bi ci traque des biens acquis je crois que madame Aminata Touré dafa boole li xaalis bi nga xam ne mu ngi jógee ci atte bi ñu atte ay nit nga leen da ngeen enrichir illicitement ak politique bi nga xam ne moom lañ envisagé. amaan na sax xaalis boobu ñuy wax maanaam 200 ci milliards yi mën na sax ñàkk mat loolu suñ sukkandikoo nag ci kàddu ki nga xam ne moom mooy maître Ousmane Seye. benn maak yi mu ngi concerné dossiers yi nga xam ne moo doon dossier Karim Wade dossier Aïda Diop ak dossier Tahirou Ndiaye. loolu la ñu wax ne ñaata la ci état bi am bu ñu ko waxee ba pare wax ñu aussi ñaata la ci état bi dépensé parce que dina ci fay ay avocat dina ci fay ay expert yónnee na ñuy ay ndaw ci bitim réew ay frais hôtel frais avion
et frais d'investigation yooyu yëpp dañ ko war a xayma xool ne état bi am na ci lii dépense na ci lii li ci des nag dina loolu moom mooy li ñu am ci traque des biens mal acquis. avocat bi dem ba gis ne lii traque des biens mal acquis dafa am 2 poids 2 mesures maanaam xàjj ak seet ci mbir mi. tey na xel je crois que aussi Aly Cissé visé war na visé ñooñu façon nit yooyu ca bañ ko yemale rek ci politique donc yooyu yëpp war nañ toog waxtaane ko évaluer ko continuer ko def traque bi créer benn juridiction boo xam ne du droit commun la ñi nga xam ne dañuy sàcc alalu réew mi tous les jours tribunaux yii ñoo leen di àtte jarul ñuy def tribunal spécial. ci fàttali diggante weeru août ak octobre gi ñu génn avocat yi nga xam ne nag ñoom ñoo doon layool ñii di nguur gi ñoom ñu ngi doon sàkku ñu daal di leen fay seen xaalis maître Seye ci mbir mi tey joué lii di carte de l'apaisement. moom xam nga du client ordinaire du comme yow ak man mais avocat bu liggéey nag war nañ ko fay mais bu ñu demee ba nga xam ne d'accord man li ma leen di ñaan moo ñu toog ku nekk nag raisonnable wax loo xam ne yenu na maanaam ñu xool ba juboo jàmm na ñooy. coowal xaalis bu baaxul dem na ba indi njàqare ci boppi askan wi mu mel ne sax ñi nga xam ne dañuy liggéey ci mbir mi xaalis di jaar seen loxo bëccëg gune fi mu ne nii ut nañ seen pexe ñenn ñi bu nu lambee billet bi dinañ xam ba xam bu baax lam bu bon ñeneen ñeneen déedéet dañuy dem wuti jumtukaay boo xam ne ku leen jox koppar bu nu ko saytoo dinañ xam ba xam bu baax bi la wala bu baaxul bi Fatou Bintou Konté ak Pape Sangone Mbaye. moom Mor Gueye lañ ko woowee ab gérant boutique de transfert d'argent la ay faux billets nag lañ ci am bari na lool yàggul dara benn client def na ko. dañ koy faral di jànkonteel tout récemment rek bu yàggul am nañ ci benn cas parce que dañu amoon benn waay bi nga xam ne dafa ñëwoon fii mais bu mu ñëwee aussi joxoon ñu benn takk bi nga xamante ni 100 000 la bi ñu defee ci ba pare on a remarqué ni am na benn billet bi nga xamante ne bii benn billet faux billet la quoi. daf ko def dem bi mu demee ba génn nag bi ñuy defee contrôle si lañ koy door a remarqué parce que bari na daal ci liggéey bi ñuy liggéey aussi dañ ci jànkonteeg yooyu lu bari. boobu ba léegi nag mu jël ay matukaayam ba tax ni sax dafa jënd ab machine boo xam ne moom mooy détecter li nga xam ne moom mooy faux billet yi li waaw la ñuy jël ay mesures ñu teg fi machine bi léegi bu nit ñëwee avant moo def dara léegi dañuy contrôler ba pare door a mën a def transaction bi quoi. ngir xam nag ndegam billet bi baax na am déet Mor Gueye mi ngi ñuy wan nan lañ koy defee. bu fekkente ni da nga indi sa xaalis bu ñu dikkee dañuy jël billet bi ñu def ko nii ci machine bi bu ñu ko defee nii léegi ñu xool bu fekkente ni billet bu baax la aussi dafay tax da ngay gis ci biir nii gis nga 10 000 yi ni muy tàqee ci biir nga gis train bu la yi nii ci biir 10 000 bu fekkente ni nag faux billet la yii yëpp di ci am quoi. ñu door a xam ne xaalis bi baaxul après bu boobaa day xonq day rouge quoi nga xam ne lii faux billet la quoi. yeneen jaaykat nag ñoom pour détecter li nga xam ne moom moo di faux billet bu weesut machine bi am nañ seen yeneen technique. ay kii yoo xam ne ci laa koy xoolee même bu dul machine su ma ko xoolee dinaa xam lii faux billet la wala du faux billet. boo ko laalee sa loxo sama loxo waaw bu ma làmmee boo xoosee kii bi dangay def day ñagas bu dee faux billet la du ñagas boo xoosee du ñagas. ñun ci noonu lañ koy xoolee. di nga xam ne moom mooy circulation faux billets yi fii ci Sénégal bari na loolu mu di phénomène boo xam ne jamono ji ma ngay bëgg a jéggi dayoo. Fatou Bintou ñu sant la gërëm la ne leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi élèves maîtres yi génn atum 2013 di sàkku ñu fësal décret bi aju ci seen liggéey leneen itam lu ñu sàkku ne ñu nañ leen dugal ci fonction publique bi ba noppi jox leen seen i payoor seen ndaje mi nu woo taskatu xibaar yi Maimouna Ndiaye ak Younous Diatta ñoo wujjuloon télévision Futurs Médias. ëpp nañu fukki junni jàngalekat ci ñoom jege nañu ñaari junni yoo xam ni atum ren lañu génn am seen lijaasa ba noppi ñu leen duppe ay jàngalekat élèves maîtres yi nee nañu ba léegi xamuñu fan lañu tënku ndax kat toog nañu ñeenti at di liggéey te amuñu lu ñu duppee statut. ku nekk xam na ne statut boo ko amul mënoo intégrer à la fonction publique dañ génnoon ne décret bi signé nañ ko ba ñu dem delluwaat ci classe yi toog ñu toog 1-2 mois gis ñu benn décret tey tamit waxaat nañ ne décret bi signé nañ ko dem nañu nemmeeku ko fi nga xamante ne mooy imprimerie nationale boobu ba léegi décret bi mënul fexe ba génn journal officiel. ñu jox leen seen gëdd ba mu mat loolu it bokk na ci bu weer bi deewee ñu fay leen liñ leen yoreel maanaam seeni payoor. bañ a toog nag ba mu neex leen. balaa ñoo fayeku ay le 12 jot wala le 13 jot wala ay le 20 wala ay le 21 suñu indemnité de recette et de documentation pour ñu jot si mën nañ dem ba fin du mois si doo ko jot. am na sax ay collègues yoo xamante ni seen IRD
ba tey jii ñu wax bu octobre ba tey jii ñu wax jotuñu si. toog nañu ba xaddi ñiy génnee ci centres régionaux yi fi mu toll nii tënku nañu ci ab benn collectif ngir li ñuy laaj ñu mën leen koo jox. ñun enseignants élèves maîtres yi dañoo xaar ba xaddi suñu boolu jàmbat moo fees. ndax problème yooyu ñu ëpp doole tamit day dem ba affecté li nga xamante ne moom mooy classe yi ñu nekk. ci nii nag nee nañu dara dàquñu ko lu leen yoon may rek dinañ ko def ndax kat dañoo bëgg ñu sàmmonteeg seen àq ak seen yelleef. génn ci mbedd mi ñaxtu comme ñëpp bàyyi classe yi bañatee jàngale parce que mënuñu di jàngale di tricher doomu jàmbur yi la ñu yor te kenn mënut a jàngale te sam xel dalut. Maimouna Ndiaye ñeneen ñu seen boolu mu ñu kaay fees du suñuy kàddu ñoo ko xamle ay liggéeykat lañu yëngu ci wàllu wér-gu-yaram seen lim toll ci téeméer ak fukk ak juróom-ñett ñi ngay xëyee ca gox bu ñu naan Ndukkumaan foofee ca Kaffrine itam nee ñu jafe-jafe la ñuy jànkoonteel ndax juróom-benn weer a ngi ni tàllalu ñu loxo ña leen yoreel koppar fay leen loolee la ñu ne duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ñu teewlu kàddu yi ak ñu toogal ca bërëb ba di Ibrahima Diame. mooy que ne instant bi dafa nekk situation bu xaw a métti tey jii prestataire de santé yi nekk Kaffrine di ko dund mën nañ 118 agents dans la région de Kaffrine voilà donc ñooñu aussi tey ñi ngi def liggéey bu am solo parce que ñi ngi liggéey comme ni mu waree di joxe seen rapport fin du mois chaque mois mais ñooñu li nga xam ne moom la état bi waxoon ak ñoom dafa am lu si des lu bëree bëri muy lu mel ni salaire yi parce que ñi ngi leen yoreel salaire depuis 6 mois yoo xamante ni fayuñ leen ko muy retard yu doy waar franchement daal situation bi toll na foo xam ne fi mu ne nii métti na trop moo tax nag ñu doon def point de presse pour ne serait-ce que autorités yi dégg ñu xam ne au moins nit ñaa ngi si àll bi ñu ngi liggéey te métti na parce que lii dafa yàgg jëkkoon nañoo def point de presse c'est pas la première fois njëkkoon nañ koo def ñu ngi ko defaat nii instant yi bëggun aussi dem ba système bi di paralyser wu parce que aussi am nañ yeneen moyens yoo xamante ni ma ngi fi mais bëgguñoo yegg foofu noonu parce que en tant que syndicat tey ñun képp koo xam ne mi ngi fii muy JICA muy Cobra comme mën di doon tey il est syndiqué si SUTSAS suñu agent lañ te ñun lañ leen défendre fu mën di toll bëggun aussi liggéey bi xajam loolu moo tax ñuy àddu pour nit ñi dégg ñu. pont ba ca Gilel fukki at ak benn ngi ni ñu koy tabax mu taw pare askan wa loolee la ñu ne sonn nañ ci tey sonn nañ ci ëllëg la ñuy sàkku ci njiit yi ne ñu doore ko nag ci njiitu réew mi mu wax ak ñu yor liggéey ba nga la ñu gaaw ci ndax fukki at ak benn yàgg na te métti na Abdoulaye Diallo la ñuy fekk ca Fuladu. ay askan yu commune Kolda ñoo am occasion ci ab randonnée pédestre ngir fësal seeni naqar bi ñu am ci yeexaay gi ci liggéey ya ca pont bu Ilel di ay liggéey yi ñu door depuis 2006 muy fukki at ak benn te ba léegi chantier bi munta pare pont ba daa nekk ca périphérie commune Kolda. dañoo xewal yi nga xam ne ñuy wax les randonnées sportives ñu tuddee ko les randonnées du fleuve ñëw nañ nag ba ci ndox bi ba ci dex bi yàlla sunu borom. ñëw nañ ba ci dexu Ilel bi fi pont Faraba bi gis nañ ne pont bëggoon nañ jàll nag ba biir Faraba parce que foofu lañ prévoir bu ñu ñëwee nag mënuñoo jàll parce que pont bi paregul liggéey pont bi man de bu suma xel bi suma xel dafa xam ne xaw naa màgget tuuti nag mais def naa 2006 la 2006 ak léegi def naa nag fukki at ak benn pont baa ngi fii at bu nekk nag mu am ñi nga xam ni dañ ci bàyyi seen bakken. pont bi ñu ngi koy liggéey depuis 2006 ba tey fukki at ak benn pont bi mënul pare. comme ni mu ko waxee am na ay légumes am na ay fruits nga xam ne ci yenn say fruits dañuy yàqu parce que tout simplement population bi mënul jéggi fii ci diggante mois de juillet ak mois d'octobre. boobu chantier bu munta jeex daf fi jur ay gàllankoor yu dul jeex moo waral askanu Kolda maire kii di responsable ki nga xam ne moom la ñu dénk liggéey bi te mu géej Kolda depuis ay ati at. mais ba léegi nag ñun nag ñuy gëm nañ ne pont bi bu ñu ko defaree du Ilel rek moo ko moom. du 6 kilos rek moo ko moom du Kolda rek moo ko moom Sénégal la moo ko moom te lu nekk ci gannaaw pont bi moo ëpp importance xam nañ ne bu ëllëgee université virtuelle mu ngi foofu lycée technique mu ngi foofu lycée Saint-Benoît mu ngi foofu hôpital régional mu ngi foofu Sodefitex mu ngi foofu kii département conseil régional mu ngi foofu ak yeneen infrastructure mu ngi foofu donc nag lii bu paree c'est un développement pour Kolda c'est un développement pour le Sénégal. parce que nu Kolda ñooy ñaax nguur gi rawatina njiitu réew mi ngir moom mu wax ak ñi ngànk wàllu liggéey nguur gi ci wàllu pont ak yi ni mel ndax bii chantier mën a yegg.
Abdoulaye Diallo ñu doxantu ba Médina Gounass wax ci bërëb ba daan amal daaka bi ak lu ni mel ne ñu nag lu toll ci juróom ci ay kilomètres dañ ko liggéey mu aju ci yoon wa ba nga xamante ne si daaka boobee ñu mën fa daal di génn li nga xamante si nag moom mooy daay yi ak yu ni mel fi ak weeru mars atum 2018 bi ñu dëgmal liggéey ba bañ koy door ki nga xam ne mooy jëriñ bi ñu denk wàllum infrastructure di Abdoulaye Daouda Diallo ngeen baal ma teewe woon na ko ay kàddoom ak Moussa Oumar Gueye. Dakar bi maanaam avril la doon am mais pour année 2018 incha allah dañu xalaat commencé ko ay 10 mars donc c'est dire que délai bi maanaam yàggatul waaye liggéey bu ñu sumb foog nañu ne daal entreprise bi koy liggéey am na xereñ pour mu délivrer liggéey bi ci temps boobu. naam lépp du jeex mais quand même am na ay urgence yi nga xam ne dañu ko war a def d'ici là maanaam muy wàllu tali yi ci ndox bi tamit ak disons toilettes yi sanitaires yi en général mais aussi bërëb yi nga xam ne foofu la ñuy toggee yooyu yëpp nag il faut ñu sécuriser ko mais aussi ci kaw tali yi su ngeen gisee relief bi maanaam dafa mel disons dafa bëri taw si loolu tamit pour ñu éviter mu am ay inondation dañoo xalaat quand même indi si ay technologie bu bees maanaam système pavage bi non seulement day may xale yi liggéey mais aussi dafa méngoo maanaam ak tëralin. ñu dem ca Njàmbur wax ci leneen lañ leen ko waxoon ci bopp xibaar yi fees nag door nañ ko muy festival bu am solo buy toppatoo lépp lu jëm ci wàllum aada ak cosaan bi nag mooy fukkeel bi yoon ba ñu koy door ci teewaayu jëwriñ bi ñu denk wàllum aada ak cosaan la di Abdoulatif Coulibaly stade Albouri Ndiaye bu Louga fa lañ doon amale xew-xew yi teewaayu itam Thierno Fall moom Thierno Fall toogal ñu ca Njàmbur ak li ko wax. fukkeelu édition bu festival national des arts et culture dajale 14 régions yi Sénégal fii ci diwaanu Louga muy honneur bu nga xamee ni njiitu réew mi moo ko defal waa Njàmbur yi nga xamee ni mbégte la ñu am ci daloo bile festival. président Macky Sall xam ne Louga dëkk culture la mu tànnal boppam Louga ne ñu organiser si fii tey ci Louga 10e édition bu FESNAC bi donc tey ñuy dalal délégation yi nga xam ne jóge nañ fépp ñëw fii ci 45 départements yi mais également waa Guinée ak waa Mali ñi nga xam ne ñëw nañ tey participer tey ci fête gi kon ñu leen di wax ñu dal jàmm. jëwriñ ju ñu jënk wàllu aada ak cosaan teewal fi nguurug Sénégal di fàttali mérite bi Louga am ba njiitu réew mi tànn ko ngir ñu amal fi festival bi. dëkk bu nga xam ne moom lañ jox ak culture ka ko symbolisé woon woone ko ci taar bu amul benn nattable mooy ndem si yàlla si ñuy wax Mademba Diop Maas def na ci loo xam ne ci réew mi fii ci culture dañ ko ràññee bu baax à cercle de la jeunesse de Louga. Louga tànneef bi ñu ko tànn daaw muy président tànn ko pour mu abriter lii ren du tànneef boo xam ne dañ ko tëb rek parce que Moustapha Diop ko neex mbala keneen daf ko tànn pour delloo yelleefam dëkk bi di Louga. Abdoulatif Coulibaly di fàttali li nga xamee ni moo tax festival bi jóg di ci ñaax artistes yi ngir ñu jàppee ko noonu. ci lii nag ma naan gars yi du po rek moo ñu fi dajaloo convergence communion bokk ndey bokk bàyyi ci fair play kuñ gañe nga xam ne tey gañe nañ suba da nga gañe yooyu tam waaye buñ fi paree ñëpp gañe nañ. fukkeelu édition bu festival bi tàmbali na fii ci diwaanu Louga ñu di ko amal ci diggante ay compétition danse théâtre musique projection de film visite de site historique colloque ak benn exposition ci bind yi nga xamee ni mi ngi bàyyeekoo ci cahier de Ponty. Lougaloo ak caada taarix bu yàgg la ñu jeexale foire internationale bu Ndakaaru xam ngeen ne fi mu ne nii ña nga ca waaye nag ñi nga xam ne ñoo fa dem di exposé la ñu gis rek mooy clients yi wala bokk ñenn ci ñoom gisaguñu clients yi bari bu fekkee ne itam ñeneen ña ñu ngi ciy génn ndànk-ndànk rawatina jaaykatu cuuraay yi ñu ne ak jamonoy sedd bi ñu nekk ay setu pay Pape Sangone Mbaye fi mu toll nii nag foire de Dakar xumbagul couloir yi sax dañu vide visiteurs yi bëreeguñu fu mu nekk nii lu ko waral nag
du lenn lu dul ñàkkum xaalis. daaw ba ñu fi ñëwee marchandise yi gënoon naa bëri nii mais ren dama gis daal sama gis-gis dafa gën a wàññeeku daal. lan moo ko waral ci sa gis-gis. gëm naa fi ñu toll nii maa nga xam naa xaalis bi rek moo kii quoi waaw. de toute façon bagage yi rafet na xëy na xaalis moo amagul ak feet yeeg yooyu daal mais nit ñi dañuy ñëw. bu fekkee ne yenn exposants yi ñu ngi taxaw di xaar ay clients madame Diakité moom waxul loolu fu mu nekk ni mbir yi ñu ngi dox bu baax a baax. ñun fii ñu nekk ñun macha allah parce que ñun cuuraay la ñuy jaay te cuuraay jigéen ñi dañ ko soxla ci sedd bi ñun nag sunu cuuraay macha allah cuuraay qualité la ñun dañuy joxe sunu carte de visite bu nu egsee rek sunu clients yi commencé di nu woo ñëw di jënd ñun moom macha allah gis nañu sunu bopp ci foire bi. non leen rek la ñuy jooy muy standard yu seer. yaay Adama Diallo moom nee na li ko waxal bëri na waaye li ci njëkk mooy ne xaalis tamit amul. clients yi ñoom xaalis amul ak ouverture école bi nga xam ne yàggul dara ak fête yi tout ça voilà dëkk bi dafa dëgër. dugul ba léegi parce que déjà stand yi c'est trop cher pour nga génn si da ngay dépenser sa xaalis def ay frais pour nga génn si c'est tout un problème. fête de fin d'année yi ñu ngi jub si Noël ak 31 décembre mu mel ne nag priorité yi feneen la ñu nekk bu ñu sukkandikoo si personnes yi nga xamante ne ñoom la ñu interroger. Aïssatou Paye ñu lay sant di la gërëm sant leen yéen tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futur Média noppi na ci yeneen jataayu xibaar Fatimata Ba 20h lay doon desandi leen ak programme yu télévision Futur Média ñu fanaan jàmm.